Semaine Trouve mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm seen émission bi ngeen taamu di seetaan muy débat de la rue comme niñ taamu di leen ko defee saa su nekk rek débat de la rue nekk émission boo xam ni lépp lu yittee askan wi à chaque fois si la nekk di dox ñu nekk tey fi nga xam ni mooy Sangalkam ngeen koy gis nii su suñ ginnaaw fi nga xam ni fi la Tata 79 bi daan taxaw fii ci Sangalkam ñu nemmee ko ay fan gisatuñu oto yooyu di taxaw fi nga xam ni fa lañ taamu daa taxaw askan wi am si ak jaaxle Semaine Trouve TV invité ñi nga xam ni ñooy responsable yi maanaam ñi nga xam ne ñoo jiite ñi chauffeur yi dawal Tata bi nga xam ne mooy 79 ànd ci ak kenn koo xam ni moo fi représenté population Sangalkam bu ko defee ñu waxtaan ak nit ñi xam cause bi lan moo waral li nga xam ne mooy Tata 79 bi jógee fi nga xam ne mooy Sangalkam jàll ba ca côté Bambilor jëm Gorob yooyu noonu sans plus tarder dañuy jox kàddu yi ñi nga xam ne ñoom lañ toggal si plateau bi muy Momar Diagne nekk nii suñu côté ndeyjoor di le vice président GIE jàppalante bi Tata 79 bi nekkoon fii si Sangalkam mu nuyoo ak askan wi koy à travers la Semaine Trouve TV avant ñuy dugg ci waxtaane Momar ñoo ngi lay nuyu. ñoo leen di fay. ñoo leen di fay bu baax a baax. asalaamaaleykum ñu ngi leen di fay bu baax a baax. merci beaucoup ok bisimilah. nga nuyu ak askan wi seetaan rek El Hadj Ndour yow mi fi représenté askanu Sangalkam. waaw asalaamaaleykum. waaw maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu sam papa bi ma fi fekk di la nuyu yow tamit di rafetlu tamit lii nii ngeen def. waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaw di si am kontaante bu baax a baax di wax daal yàlla nañ ko tàmbali si bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin voilà jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu noonu kon xam naa sans plus tard rek dañ leen di wax thème bi nga xam ne tey moom la ñu war a waxtaane maanaam Tata 79 bi nekkoon fii Sangalkam mu jóge fi taxawutu fi te terminus am nekkoon nii si ginnaaw population bi daante gis seen bopp baax a baax ndax ñu bëri dañ doon xëy di ñibbi fële nga xam ni mooy Dakar ba Géejawaay ñii di doon xëy si Géejawaay di ñëw ci zone bi mu mitti lool ñu am léegi oto pour ñëw fi nga xam ne mooy Sangalkam wala sax ñu jugal Sangalkam dellu fa nga xam ni fa lañ daa ñibbi ñu toog ki nga xam ne mooy vice président bi xam naa moom lañ jox kàddu ko laaj ko rek lan moo waral Tata yi nga xam ne dadaa taxaw fii ci suñ ginnaaw ci di Sangalkam taxawutuñ fi lan moo waral loolu. salaamaaleykum waa Sangalkam ñu ngi leen di nuyu ci nuyu bu gën a tedd ñu ngi leen di jaajëfal li nga ma laaj nii dinaa ci sawar dans la mesure où ay fait moo tax 79 jóge fi fait yooyu bu ma ko mënee wax c'est l'ancien maire de Sangalkam qui avait fait la demande au niveau de CETUD pour que kaar yi ñëw fii ci benn tournée bu ñu tase Saint-Louis mu réitéré loolu foofu la ko directeur CETUD accordé la ligne bi ñu ñëwee ñu attribué ko dans la semaine bi ñu ñëwee moom moo ñu accueillir vraiment accueil bu baax bi ñu accueillir ñu commencé exploiter fële si biir mais il s'est trouvé que y avait des travaux ak problème yu ñu fa amoon après ñu ñëw mu jox ñu fii ci garage bi. ci garage bi mu ñu joxee ci garage bi aussi vraiment bàyyiwuñu quoi parce que toilettes yi fi nekk moo ko fi def en même temps di ñu toppatoo dañu jaar fii sax di ñu nemmeeku quoi. nan ngeen toogee mbaa yéen si jàmm ainsi de suite ainsi de suite bu amee cérémonie fii sax daf ñuy invité même les villageois on était vraiment en parfaite harmonie mosuñu ñu créer benn problème amul benn villageois bu ñu fi mos a créer problème wax dëgg yàlla mosuñu am benn problème fii. il y a 6 mois de cela ñun dañu xëy suba teel gis fi ñu attribué woon comme garage ñu samp fa ay barigo ba oto yi mënatuñu dugg. bi ñu interpellé le sous-préfet vraiment il nous a bien accueillis parce que bi ma demee dama fekkoon mu yor nekk ay audience mais dafa couper audience yi recevoir ma bi ma recevoir mu ne ma oto yi mënuñu fi jógee on va trouver une solution ba ma fa jógee laa jaar si l'ancien maire Omar Gueye parce que boobu moo fi nekkoon ma expliqué que problème bi mu ne ma non dinañ ko régler parce que oto yi mënuñu fi jógee. ba ñu fa jógee ñu jaar ci commandant de brigade bi moom vraiment il nous avait bien accueillis mu wax ñu la même chose en une journée ils ont réglé le problème donc ñun ñu dellu di exploiter waat mais à notre grande surprise
bi nga xamee ne l'ancienne équipe municipale jóge nañu fi même pas un mois ñi nga xam ne ñoo baare woon garage bi ñu ñëw defaat fa seen i barigo boo taxawee fii di nga xam ne fii oto mënatu fi taxaw bon bi loolu amee xale yi chauffeurs yi di taxaw si boori tali bi mais buñ si taxawee c'est un danger donc bu leen fi gendarme fekkee dañ leen di verbaliser parce que dañ taxaw si digg tali bi ça c'est très normal bon bu ñu tafoo na leen fa ñuy jaay aussi dañuy kaas ne xañu leen fa wax nañu dëgg foofa du gaar xañuñu fa fi ñu joxoon foofu rek mën a taxaw fii ci Sangalkam parce que fii ñu toog nii gis ngeen ni mu élevé donc foofu ci ginnaaw rek la ñu xam ne matériellement mën nañ fa taxaw bon ñu jël une partie des véhicules yóbbu ko fa ci boor école bi ñu ne mën leen fa taxaw parce que école la ils ont raison parce que xale yi dañuy jàng foofu aussi bon après man personnellement j'ai vu le sous-préfet qui m'a bien accueilli parce que dafa ne añoon ay audience mais vraiment bi ma ñëwee dafa dagg audience yëpp pour recevoir ma expliquer ko problème bi mu ne ma donc bàyyi woon nañ ko ma ne ko dañuy ñëwaat mu ne ma dinaa fa jaar xool ko dinañ ko régler parce que oto yi fii mënul ñàkk oto ba ma fa jógee ma jaar ci le nouveau maire bon moom aussi vraiment il m'a bien accueilli bi ñu waxtaanee ma ba pare mu ne ma bon de toute façon man dinaa fa jaar xool ko bon s'il le faut dinañ leen wutal beneen terrain feneen bon bi ma fa jógee il m'a bien accueilli aussi ah ba ma fa jógee ma jaar ci commandant de brigade bi expliqué ko mu ne ma fii effectivement mënul jaar oto mais ces autorités là bu ñu ñëwee dañ xool ñu départager leen ba ku nekk xam fi ngay yem mais affaire bi ça tarde à venir ça fait presque 3 semaines 1 mois rien n'est fait te oto yi mënuñu leen a bàyyi fii ci digg tali bi avec les camions il y a des risques d'accident te xam ngeen ne fii bu fi barigo yi nekkee oto xaju fi loolu moo tax on a pris nos responsabilités jël oto yóbbu leen fële parce que boo nekkee ci dëkk am fa place bu yaatu ñu dem ba yàgg ñu jël place bi nga gis les plus hautes autorités affaire bi réglé wul il fallait qu'on prenne nos responsabilités parce que du ñu bàyyi suñu oto ci tali bi camions yi di ko yàq wala beneen problème sax di fi am bu ngeen defee le tour nii wala ngeen filmer di ngeen gis ne ñun fañ daan taxaw dañ ko barricadé oto mënatu fa dugg vraiment loolu c'est la raison principale boo tax mu tey jii nii ñu jël oto yi avec toute responsabilité yóbbu leen foofu. voilà jërëjëf Momar ci leer yooyu am na solo ginnaaw bi mu waxee population bi ñi nga xam ne noonu lañ def ba tataay ñëw fi nga xam ne mooy Sangalkam expliqué na tamit li nga xam ne moo tax oto yi jóge fi mu mel ni daray autorité laala wut si El Hadj nga toogal fii ñi nga xam ne mooy population bi kon mel na ni bu déggee ci ay kàddoom yéen a baare fi nga xam ne tataay fi lañ daa taxaw. waaw di rafetlu kàddu yi mu wax bu baax a baax. waaw ndax li mu expliqué fii leer na nañ tey bu ma fi jógee bu ma demee fu ma dégg ñuy wax man dinaa mën a expliquer lan moo xew. waaw dinaa mën a expliquer lan moo xew ak nan la demee ndax li mu fi wax tamit ku am xel rek di nga xam ne li mu wax yenu na maanaa ndaxte ñoom buñ fi bëggee ñëw nekk fii nii tamit mënuñu leen wàcc ci kaw tali bi ñu fay nekk kaw tali bi gis ngeen ni mu xatee camions yi dem ak ñëw mais ñun li mu wax nii xamee wuñ ko woon nii waaw léegi nag ñun dañoo amoon surprise moom bi ñu xëyee dégg kaar yi dem nañ donte man yéeguma ci kaar yi maa ngi ak sama moto mais booy xëy di génn fii di nga xam kaar yi amaloon nañu njëriñ ndaxte bëri nañ ñoo xam ne nii fii nga leen doon fekk ay 18 heures bu jotoon da ngay fekk rang bi fii nii mu fees del te dëkk bu doy Sangalkam defe naa ni zone bi yëpp lu dëkk am rek Sangalkam gënoo ko mérito Sangalkam ñëpp xam nañ li fi yeewoo si ñëpp xam nañ turu dëkk bi fu mu yegg kon tey buñ toogee ba fii nii ñu jékki-jékki ne ñu ligne bi jóge na fi jeunes yu bëri jaaxle woon nañ fee nga ma fekk ne may toog booy dañ ne woon dañuy marche laaj lan moo tax kaar yi jóge fi ndaxte xamuñu lu leen fi jëlee mais nag li mu wax daa yenu maanaa parce que bu ñu leen joxee place tamit ñu jékki-jékki gis ñu baare ko kon damay jàpp ni ñoom am nañ droit dem ndax amatuñu fuñ taxaw li mu wax man sama xel boog man nangu na ko waaw kon man li may wax rek jeunes yi laay wax ak waa dëkk bi loolu nañ interpeller directement maire bi Alpha Bokar Xuma mi fi nekk mu wut solution ci loolu noonu parce que li mu wax nee na maire sortant bi ne woon na leen dañ koy
teg si yoon ku nekk xam sa limite mais doo ñëw baare fépp gars yi duñ am fuñ taxaw newoon na loolu lañ nekkoon ak maire bi yàlla nag mooy dogal yàlla mi dogal indi beneen maire kon man maire boobu laay interpréter directement di ko wax ni rek waa Sangalkam soxla nañ ligne fii nii nañ ñu wutal ligne boo xam ne nii dina mën jël suñu yaay yi suñu papa yi suñu mag yi ndaxte ñëpp a yemuñu doole aduna moo tëddee noonu day am ñu jël taxi am ñoo xam ne dañuy jël seen oto bopp am ñoo xam ne nii 79 moo leen doon arrangé man tey sama moto bu paanee su may dem Kër Massar moom laay jël bu may dem Dakar mun naa ko jël ba Kër Massar jël foofu beneen oto dem sama kon yéen waa population Sangalkam nekkul ni yéen a teg fi ay barigo. lii nii boo seetee waa église bi la waaw waa église bi la waaw mais ñëpp Sangalkam lañ dëkk ndax population Sangalkam la ndax église bi ñi fi nekk waa Sangalkam la waaw suñuy mbokk lañ suñuy xarit lañ ñu Sangalkam la rek mun naa ne Sangalkam la du ma nee du Sangalkam mais waa église bi la waaw boo seetee ñoom ñoo teg fii nii barigo yi mais nag amaana réeroo moo am ñàkk dañoo waxtaanul xam naa ni ndaxte bu ko dëkk bi xamee woon nii mun nañ waxtaan ba église bi ñu xam ñoom fi ñuy yem ba duñ leen baare ba bu ñu waree dugg seen église duñ am problème oto yi ñu wutal leen fu ñu gaare parce que fii warul ñàkkul fu oto mën a gaare ndax boo seetee toolu buur bi mu ngi nële ba ci biir foofu yëpp oto yi mun nañ leen fa dugal mais loolu yëpp man lu ma koy si ñan laa koy delloo ci waa Sangalkam buntu église bi mun nañ ko bàyyi mais waa Sangalkam waroon nañ mën taxawaay boo xam ne nii tey toolu buur bi nekk fii nii oto yëpp di dugg ci biir ndaxte ay camion sax xëj nañ ci biir toolu buur boobu oto bu war a yab ñëw taxaw fii nii yab dem sa yoon mais kon Sangalkam ñoo toog di seetaan te nag ñoom wax nañ dëgg seen oto yi ñuy liggéey duñ ko teg ci kaw tali bi fii camion yi yàqal leen ko man li mu wax expliqué fii aw ma daara lu mu ci teg lu yenu maanaa la wax bu waxoon lu yenuwul maanaa ma ne yenuwul ma mais li mu wax fii nii yëpp nangu naa ko te bu ma demee ku ma si laaj tamit dinaa la wax li mu wax yenunu maanaa man li may wax mooy maire bi fi nekk nañu jàppale jeunes yi génn tool bu doy nii mënu fi nekk ci biir Sangalkam garage xëj ci biir mënuñu faa am garage kon loolu noonu jeunes yëpp a war a génn manko ñu doon benn ñu xeex loolu noonu ànd ak équipe municipale bi fi nekk ñu xeex loolu noonu ñu fexe amaat fii beneen ligne parce que ligne yi nañ waxante dëgg bu demee Gorom balaa muy egg si Sangalkam day fees del tey suñu mag yi duñ ci mun dugg jeunes yi mun nañ ci dugg buuxante mais mag yi duñ ci mun dugg kon loolu jafe-jafe la ñun daal ñu ngi ñaan daal maire bi fi nekk Alpha Bokar Xuma ñu koy wax Pape Sow waaw loolu bu ñu si munee dimbali nu mu gën a gaawee ak sous-préfet bi ñu dimbali ñu si ba bis yi ñu xool fi ñu leen di dugal ndax ñàkkuñu fuñ taxaw si dëkk bi ñu wut leen fu ñu leen di dugal oto bu war a yab ñëw taxaw si garage bi yab après Sénégal jëm kanam waaw. voilà jërëjëf El Hadji daa mel ni léegi mu leer ba tey rek laaj bi si laa ñëwaat ba tey mooy suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo baare fi ngeen daa taxaw est-ce que bi ngeen xëyee gis ñu def ay barigo dem ngeen si ñoom toog waxtaan ak ñoom laaj leen lan moo waral lii ak lan lan bëgg wala ñoom dañ koo def noonu waxuñu leen ci dara ndax cité nañ leen léegi. bon ñoom biñ ko defee waxuñu dara ñun dañoo jékki-jékki gis ñu baare ko. bon comme que xam nañu ne am na d'ailleurs sax ils ont tenu une première réunion avant ñu ñuy ñëw ñoom ak chauffeurs yi fële à la préfecture mooy bu njëkk ba tenu nañ fa réunion mais réunion boobu comme que maîtriser wu ma ko bon moo tax bëgguma ci sori quoi mais ñoom tenu nañ foofu réunion quoi mais la problème bu njëkk bi rek la woon na mais dafa amaat un deuxième problème boo xamante ne bii ñoom dañoo xëy baarewaat ko la ñu defoon moom la ñu defaat. en tant que vice-président bi nga xëy gis ñu baare est-ce que dem nga si ba si ñoom laaj leen ba xam lan moo ko waral. ah non mais mënu ma dem ci ñoom di leen laaj moi j'ai vu les autorités. j'ai vu les hautes autorités de ce pays là. de Sangalkam. pour wax ak ñoom. parce que man bu may wax autorité laay waxal quoi. parce que citoyen comme man boo demee wax ak moom bu la waxee lu la naqari mënoo ci dara. te c'est un problème sensible boo xam ne man bëgguma ci wax. xam nga parce que am na yu ma ci doon dégg quoi. xam nga am na yu ma ci doon dégg. te c'est des problèmes très sensibles. parce que loolu mën na chaper par exemple mën na chaper la cohésion nationale moo tax bëgguma ci woon wax ak ñoom franchement parlant waxuma ci ñoom bëgguma ci woon wax ak ñoom parce que loo xam ne lii mën na indi problème si dëkk la muy indi chaper cohésion nationale bi man du ma ci dugg autorité laa ciy waxal waaw. bi ngeen ci wax ak autorité am ngeen ci gain de cause. non deuxième fois bi wax naa la première fois bi avec l'ancien maire moom il était exigeant il est intransigeant nee na oto yi duñ fi jógee man maa leen fi indi duñ fi jógee nañ ko délimiter ku nekk yem fi nga war a yem. Durant tout son magistère là
effectivement ça s'est passé comme ça ku nekk da nga yem fi nga yem xam nga mais depuis qu'il est parti bon le problème bi ñëwaat bi problème bi ñëwaatee autorités yi ma gisaat naa leen excepté lui j'ai vu son remplaçant mais ça n'a pas abouti c'est ça le problème man nag dama la bëgg a leeral benn affaire aussi politique gu ma tey politique gu ma ëllëg te yàlla bu ma yàlla natoo ma nekk politicien je veux pas mais li nga xam ne textuellement ni mu amee loolu laay wax te yàlla rek tax nag voilà jërëjëf El Hadj comme ni nga ko déggee leer nañ puisque xam ngeen raison yi nga xam ne moo tax 79 bu jóge fi yéen en tant que représentant wala yow en tant que représentant de la population de Sangalkam yéen yan jéego ngeen ci nar a dox ba seen yéene ji ngeen bëgg muy gisaat 79 fii mu aboutir micro bi. waaw comme yéene biñ ci mën a dox. ak liñ ci mën a def. man damay lancer appel jeune Sangalkam yëpp. na ko ñëpp a def seen yitte. dëkk boo si nekkee bul lem say loxo rek ne ànduma kii rek lu muy def sama yoon nekku ci man politique bu jotee damay politique mais bu jeexee damay xam ne ni dëkk bi bu soxlaa dëkk bee soxla te loolu laay woo jeunes yëpp ñu dajaloo ñu dem gis maire bi fi nekk moom comme que maire bi génn moo doxoon loolu ba loolu sotti te newoon na leen du ngeen fi jóge yàlla nag miy dogal li mu dogal am na keneen ku fi nekk dañuy demaat gisaat kooku noonu expliquer ko parce que jeunes yi man lu ma ci mën maa ngi si boo xoolee fan yi am na si lu ma nekk te jeunes yëpp dinañ fexe dajale leen lu ñu mën dox ci loolu noonu ñu dox ko si parce que ñàkkuñu espace bi nee naa la am nañ fii nii espace bu nekk fii nii espace boobu nekk fii nag war nañ faa mën a am garage te loolu noonu pour ñu am fa garage day fekk dëkk bi ku nekk def ko sa yëfu bopp ku nekk bu ko defee sa yëfu bopp rek loolu noonu dina sotti kon man lu ma ci mën dox dinaa sama xarit yi nga xam ne nii jege nañ maire bi comme Ablaye Wade man dinaa leen si waxtaan ak ñoom waxtaan seeg jeunes yi mu ci mën a waxtaanal yëpp ñu xool ñu ñuy defaat ba am fii ligne boo xam ne dina jóge Sangalkam di fi départ di dem comme yeneen dëkk yëpp ni fa ligne yi di génnee parce que Sangalkam moom màgg toll foofu noonu yéen xam ngeen ko parce que gis ngeen fi ngeen di jóge li fa nekk si nit yëpp Sangalkam boo ñëwee da ngay yaakaar ni fii rek la yem mais Sangalkam ëpp na nii kon li fi nekk si population ligne war na mën a am fii chaque jour man heure bu ma julli jee woon fajar première ligne bi buy génn da ngay fekk nit yi taxaw fii yëpp di ko xaar kon amaloon na ñun njëriñ buñ ko waxee buñ ko waxul amaloon nañu njëriñ te kaw ñàkk a waxtaan da see am ñàkk a waxtaan boobu am si ba lii am nii looloo ko waral mais daal man daal maa ngi ñaan jeune Sangalkam yëpp ñu dajaloo doon benn te xam ne ni du politique bu jeexee politique jeex na liggéey bu jotee ku nekk na liggéey pour sa dëkk jëm kanam ku nekk bu lemee say loxo rek suba suñuy sët ak suñuy doom ñoom rek ñooy am problème waaw moom man daal loolu laa am lu mu ciy wax di waxaat maire bi fi nekk daal nañu jàppale ci loolu lu mu ci mën a dox pour ñu amaat fii nii ligne bi nañ si doxal ñu dimbali ñu si bu baax a baax parce que li leen fi jëlee defe naa ni ay raison la waaw. alors est-ce que tey jotul en tant que représentant de la population ngeen dëkk ak sunu morom yoo xamante ne si ni ñoo nekk si côté jàngu bi ñoo nga xam ne bërigo yooyu baare ci seen buntu bërëb yi nga xam ne ci la ñuy jaamoo suñu borom fa lañ ko def est-ce que jotul tey ngeen dem waxtaan si ak ñoom laaj leen ba xam oto yi lu mu leen fa doon déranger wala lan moo fa xew ak lan moo indi coono ban xëy gonflé waat bërigo yéen fa teg ba baare ko ba nga xam ne kenn mënutu faa dugg. waaw li nga wax noonu loolu moom dina am ndaxte boo seetee jeune bi nekk fii jiite jeunes yi ci église bi sama xarit la duñ toog ñaari fan yuñ déggantewul téléphone waaw te man bu ma eggee léegi dinaa ko woo dina ma ci wax lu leer nañ dinaa ko woo dina ma expliquer lu leer nañ waa église bi fii nii ñi fa nekk amuñu benn jafe-jafe mais li ma la wax la rek damaa yaakaar ni ñàkk waxtaan daa am rek réero waaw ñàkk waxtaan moo am ba lii am ba pare mooy li may wax rek lépp jeune Sangalkam laa koy teg seen kaw rek parce que 79 bi mu ñëwee si saasi rek warul woon sax gaare fii nee naa la espace bi ñu ko war a dugal pour mu gaare fa am na fi kon jeunes yi ñoo toog di xoole bu yàgg problème warul woon am sax si diggante église bi ak ñoom fii am nañ fu ñu mën a dugal bis yëpp ku war a yab ñëw taxaw fii nii yab dem sa yoon kon loolu noonu man jeune Sangalkam yi laa koy jël teg ko seen kaw parce que dëkk bi moo nekk dëkk boo xam ne dañoo mën a toog di xool tey bu nekkoon benn dëkku lébu wala ne da ngay gis ñëpp a génn ñu war ko xeex ñu xeex ko bu leneen jotee ku nekk dem feneen waaw man jeunes yi laa koy teg seen kaw. comme ruq bi ngay wax nii que ni mënoon nañ ko jox tataay ñu fi taxaw muy mel ni autorités yi ñoom xam nañ ruq boobu fan la nekk ci Sangalkam est-ce que ñoom it bi loolu noonu taxawee jurutoon ñu jël tataay yóbbu leen ci bërëb boobu pour bañ a am fenn foo xamante ni dañ fay indi ay jaltijat wala dara. ndaxte boo seetee
maire bi fi jóge nii commencé woon na si dox amoon na projet boobu noonu ne carrément ni toolu buur bii nii dina ko jël daf fay def garage leneen li dinañ ko jël jox ko ñi nga xam dañu yor ay atelier ak ñi nga xam ne dañuy jaay ñi mën a dugg ci biir ñu dugal leen ci biir foofu noonu commencé woon na ci dox mais dañ ko defoon gisuñu woon njëriñu dëkk bi la politiquement la ko ñit yi gisee woon waaw moo tax ku nekkal lemoon ci loxam mais bu nekkoon jeunes yi dañoo génn ànd ci xeex boobu ak moom kon tey jii nii lii duñ ko wax waaw parce que lii nii defet la ci Sangalkam dellu ginnaaw la ci Sangalkam nga am ligne jékki-jékki amatoo ligne nga taxaw ci arrêt bi di xaar oto ligne bu jógee gorom war a ñëw fii nii boo ci xejee nga yëg boo ci xejul da ngay taxaw xaar kon loolu jafe-jafe la. voilà comme rek ni ngeen ko tàmbali seetaane ba tey mu nekk seen émission débat de la rue comme li leen ko waxee rek li nëbbu lépp fii lay leer ba tey itam si problème yi li ñëw ak déplacement bi si lañ nekkaat ba tey ak question bi nga xam ni dañ koy laaj Momar puisque moo jiite tataay dañoo jëkk si ay kàddu askan wi wax que ni 79 bi mu yëgee ni 87 am na Bambilor si leen yokkee seen i jéego mais nekkul ni dañ leen a xatal Sangalkam moo tax ñu jóge loolu loo ciy wax. kooku bon loolu mën naa si tontu comme mën naa si bañ a tontu parce que 87. bu demee Bambilor ça n'a rien à voir ak oto yi nekk fii parce que la ligne 66 c'est ma ligne man maa ko créé yaa ngi dégg te bi ma koy moom laa jëkk créé ni fii te teewul mu uti ji fi benn ligne te fële lay jógee jaar fii donc ça n'a rien à voir clients yi muy jëlee Bambilor boo toogee fii boo xoolee ñoom ñëppay fees donc vraiment loolu mënu ci am effet quoi mënu am effet ci loolu peut-être que c'est coïncidence par coïncidence mais loolu amu ci effet te loolu taxul ñu déplacer ligne bi. parce que il paraît que mardi bi lancé ligne 87 c'est le mardi boobu tamit ci la 79 bi jàll. le lendemain lañ ko jàllale. c'est le lendemain mercredi mais amatuñu fi ñu taxaw il faut ñu jàllale ko. gis nga weddi gis bokku ci yéen bu ngeen tawee fii xam ngeen ne mën ngeen a constater de visu que seen bopp nga ne fii amul fu fi oto taxaw. wax dëgg yàlla amul fu fi oto taxaw. bu fekkoon ne fii mënoon nañ fi yéeg sax nañ fi yéeg ba population bi ñëw dàquñu mais fi ñu toog nii oto mënu fi jaar mënu fi yéeg te fële oto xajatu fa kon nu ñuy def jàll rek xanaa duñu gaare ci digg stationné ci digg tali bi nag camion yi ñëw yàq suñu oto wala gendarmerie ñëw fekk ñu verbaliser ñu loolu nag kii voilà dëgg la on a même essayé de trouver des solutions pour dem fële ci boori école bi mais xam nga nag ak brouillé oto ak école ak yooyu aussi àndul effectivement après ñu ne xajul leen foofu après ñu ñëwaat fii bon bi ñëwaatee fii dañuy génne benn oto bon bi kii oto yi ci des bu presque bu ñëw dañu lay dàq quoi dañuy exploiter aussi xam nga mënoo oto bu ñëw rek nga dàq ko dañuy exploiter bon comme jeune kii li mu wax léegi sama doom bi li mu wax léegi si garage bi géey doon toppatoo fële effectivement man j'étais au courant et il me l'avait dit am na benn tool bu nekk xaw ma tool ndoy la ñu xaw ma tool ndoy la ñu xaw ma moom waaw ci tool boobu effectivement moom mi ngi doon toppatoo tool boobu vraiment pour def fa benn garage parce que moom xam na ne Sangalkam ëpp la woon quoi xam na dëkk yi yëpp fi Sangalkam lañ doon duggee si yëpp fi lañ doon duggee si mais boo toogee ni da nga xam ne ñi presque ñu fi toog ñëpp demuñu xam na oto dafa daan am dafa côté bu mosaa ñëw une minute mu fees parce que oto yëpp dañu daan yab di indi fii quoi voilà dañu daan yab di indi fii donc bon c'est ça voilà jërëjëf mu mel ni waxtu yi dañoo xaw a xocc te daanaka li naan li duuf si nag yëpp xamu si cin li xam naa dañuy jox El Hadj rek nga wax sa dernier message bi nga xam ne moom ngay wax la population de Sangalkam ci jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy dund jamono ji ñu toll. waaw man sama dernier message bi may wax rek te bëgg naa tamit laaj sam papa bi ndax comme espace yi bu amee ndax ñoom dinañu indi laaj ligne wala tamit balaa ñuy jublu si benn combat boo xam ne di nga ko combat après doo am tamit ligne loolu tamit bëggoon naa ko xam waaw balaa ma fiy jóge Momar tom ko question boobu merci question boobu maa ngi doon xaar nga posé ma ko quoi mais bu ngeen ñu trouver benn parking digne de son nom boo xam ne mën nañ fa gaare suñu oto mais dinañu demander benn ligne fii xañ na ligne bi sax Dakar lay dem pourquoi pas vous êtes des nationaux. boobu dinañu arrangé sax ñu jóge ba Dakar. vous êtes des nationaux. vous avez droit au transport. dañ leen a war a transporter. fi nit ki fu mu nekk dañ ko war a transporter. malgré que auto afti fu mu nekk. maire bi daf ko waroon di subventionné. parce que seen population lañ leen di transporter. mais kenn duñu subventionné. mais malgré tout ça. bis bu ngeen amee garage digne de son nom bu ngeen ñu wax y' a pas de problème bu ngeen amee espace rek y' a pas de problème. et en général ñun dañuy bu ñu joxe espace sax ñun ñooy aménager espace bi. donc vraiment bu ñu amee espace bi y' a aucun problème. kon def naa tontu bi leer na. léegi ca sa message. leer na waaw man message bi may lancer rek mooy message bi mu la waxoon sànq rek mooy
nee naa la du ma leen wax ni ñoom def nañ dara li ñu expliqué daa yenu maanaa ndax nit ku nekk sa xel nga am buñ la waxee rek yow yaay xam liñ la wax yenu na maana wala yenuwul maana li mu wax sama xel daf kaa nangu man li may wax mooy population Sangalkam laay lancé appel jeunesse bi laay lancé appel mooy lii nañ ko def suñu mbiru dëkk kenn bañ a toog di xoole ñu jóg dox ci liñ ci war a dox bu ñu xool nit jariñuñu mais mu ngi jariñ suñuy waajur di jariñ suñuy papa te suba xamuñu suñuy doom fu ñuy mujjee mën na leen jariñ man daal loolu laay lancé population Sangalkam jeunesse bi di leen wax ñoom ñëpp nañ dox ñu dox ci loolu noonu dem gis maire bi fi nekk lu mu ci mën a dox ñu dox ko ci ñu wutal leen espace bi ñuy gaare boo xam ne kenn dootu leen fa jëlee bu jàmm di am rek kenn mënu leen fa jëlee loolu daal laay lancé appel pour ñëpp a dox ci ñu mën ko kii te jeunes yi sax laa koy wax du ma ko wax paay du ma ko wax maire yi jeunes yi laay wax nañ ñëw ñu dox ci loolu noonu waaw. merci beaucoup grand Momar yooyu tamit ban message ngay bàyyee waa population Sangalkam bi jaaxle woon lool ci 79 jóge gi mu jógee Sangalkam. non man vraiment population Sangalkam man franchement parlant dama leen di gërëm di leen sant parce que depuis que ñu nekk fii mosuñu am ak ñun benn problème te xam nga dañoo yor njaboot te njaboot gi du ñu ñàkk di tooñ quoi mais mosuñu ñu wax ne seen njaboot nii la ñu def lépp peut-être dañ koy muñ quoi donc vraiment man mënuma lu gërëm leen sant leen. te di leen wax ne nañu toppatoo espace boo xam ne oto yi mën nañ fa taxaw bu ñu ko toppatoo ñun dinañ toppatoo beneen ligne andi ko fii peut-être ligne buy dem Dakar la sax pourquoi pas. voilà ñu bàyyi la nga tàggatoo bu ñu tijjaatee ligne Dakar rek Dakar lañ koy yóbbu. donc vraiment maa ngi leen di remercier ah. vraiment kontaan naa ci population Sangalkam quoi mais affaire bi ni mu terminé nii neexuma quoi. et puis non neexul waa AFTI quoi. waaw c'est avec des pincements de cœur que la ñu defee loolu bon. mais puisque leer na si askan wi am naa yaakaar ni dina amaat lu gën sax comme ni nga ko proposé puisque Guédiawaye la doon dem. ñu am ba buy dem Dakar day gën a neex rek El Hadj ñu bàyyi la nga tàggatoo askan wi. waaw man yéen laay njëkk a sant. waaw yéen waa télé bi. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf di leen wax ni fi ngeen bëgg seen télé bi egg fa. suñ borom mën na lu nekk. suñ borom lañ leen koy waxal yàlla na leen ko fa eggale. allahumma amiin. waaw ndax yàlla mën na lu nekk loo commencé rek bu ko xeeb. te yéen comme benn la rek comme li fi am nii rek ñun kontaante la ñuy am buñ gisee leneen jóge feneen ñëw Sangalkam ñun Sangalkam lañ am mooy suñu fierté ñun Sangalkam moo ñu gënal lu ñu am. waaw kon buñ leen gisee ngeen ñëw fii nii nekk ci dëkk bi seen télé bi daal. ñu ngi leen di ñaanal fu ngeen bëgg mu egga rek naka fa tuñ borom eggale lépp lu si njariñ yéen ñëpp ngeen taseek moom yàlla am na ko mën na ko di wax waa Sangalkam ñu ngi leen di sant di gërëm ñëpp di wax rek ñëpp nañ jàpp ni Sangalkam ñun la ñu am moom la ñuy tiitaroo moo ñu gënal fu ñu munti nekk ci àdduna waaw di wax ñëpp nañ ko def seen combat suñu papa nee nañu buñ amee espace dinañ ñu wutalaat beneen ligne nañ dox si loolu noonu wut espace bi ñàkkul ci dëkk bi beneen ligne am fi waaw Sangalkam jëm kanam Sénégal jëm kanam. voilà jërëjëf El Hadj gannaaw moom da lay bàyyi nga tàggoo askan wi ak sa mbokki chauffeur yi 79 bi ndax ñooñu suñuy xarit lan tout le temps ñoo ñu yóbbu ba Kër Massar. waaw bon vraiment maa ngi leen di remercier télé bi aussi quoi parce que pour man occasion la pour mu mën a exprimer wu pour wan waa Sangalkam ne ñun merewuñu leen jéppiwuñu leen te du ñoom ñoo tax ñu jëlee fi oto bi ñàkk fu ñu taxaw rek moo tax oto yi jóge fi mais bu ñu amee fu ñu taxaw mais vraiment duñu fi jëlee oto yi quoi maa ngi leen di masawu coono nag parce que gis naa coono yi ñuy daj aussi quoi di leen xamal ne rek jour boo xamante ni am nañu espace boo xam ne mën nañ fa def garage y a aucun problème ñoom ñëpp am nañ sama numéro ah ils n'ont qu'à m'appeler après ñu dem au niveau du CETUD def demande bi après ñu indi leen lii comme li ma la wax mën naa am sa ligne bi Dakar lay dem pourquoi pas loolu la quoi donc vraiment donc chauffeurs yi aussi maa ngi leen di wax bon parce que d'ailleurs ñoom ñu ci bari fii lañ dëkk ci dëkk bi lañ dëkk quoi parce que déjà amoon nañ fii néeg luyee nañ fii néeg ainsi de suite quoi malgré que actuellement ñu nga gorom ni mais chaque fois fii la ñuy fanaan si la preuve année que benn tata nga ne benn 79 nga ne bi ma wàccee gis nga chauffeur bi ma doon waxal fii donc presque ñoom fii la ñu xam fii la ñu miin quoi donc vraiment boo gisee ñu dem fële daal mais vraiment cas bi ma la wax nii rek loolu rek moo ci am quoi mais vraiment gërëm nañ leen bu baax sant nañ leen bu baax quoi te xam naa dinañ tasawaat ci temps yi quoi. incha allah voilà merci beaucoup jërë ngeen jëf mu nekkoon seen émission débat de la rue ñu dalaloon fii ki nga xam ne mooy Momar Diagne vice président GIE jàppalante bi nekkoon fii ci Sangalkam
kenn ci population yi am ku leen représenté woon muy El Hadji Ndour di rafet lu baax nangul gi ngeen ñu nangul émission bi ak xat-xat yi ni mu demee di sant bu baax di leen gërëm tey di leen rappelé waat une fois rek Café Al Mountakha gi nga xam ni mooy sponsorisé émission bi nga xam ni mooy débat de la rue ngeen mën ko am fépp fu ngeen nekk ci biir réew mi rawatina fi nga xam ni mooy commune Sangalkam ndax café gi am na disponibilité livraison di la ko indil ba fi nga xam ne fi nga dëkk nga mën di leen jot si numéro bii ngeen gis si muy suuf muy affiché muy 78 211 67 17 débat de la rue di leen dox dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.